gox nag tey jii moo di commune bu Ndofane nekk fii ci région bu Kaolack fii nag ñu ñëw fi xool fi askan wi ana naka nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp nar a leer ci biir seen émission sama gox mon quartier ci commune bu Ndofane région bu Kaolack. sama gox. 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 mon quartier. sama gox. sama gox. sama gox mon quartier. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox. li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. Ndofane dañoo yàq tur wi Ndofane tudd Ndofane Roofaan la tudd maanaam naataange dëkk bi ki ko tudd ak ni mu ko tuddee noonu dëkk bi naataange lañ ko mën a jàppe ndax dafay ñëw guddi ñu jox ko mu lekk jox ko mu naan kontaan ne fii de naat na naat boobu moom la ñuy wax Ndofane. xam nga histoire dëkk moom toujours dafa am ay wax yu bari yuñ ciy wax ñii naan lële ñii naan lële nee nañ pël ñee fi jiitu ñii naan séeréer yee fi jiitu man nag gëm naa ne ñun séeréer yi ñoo fi jiitu parce que adduna bi sax ñun ñoo fi jiitu ba tax na li ma bëgg a leeral mooy ki fi njëkk a nekk daal borom dëkk ñu xam ko mu leer parce que nee nañ famille Faye ak famille Thiaw ñoo sos dëkk bi ki fi njëkk a nekk borom dëkk daal moom góor gi Kucay Thiaw la moom moo fi njëkk a nekk borom dëkk xam nga nag bu njëkk ba moom maanaam dafa amoon Saalum am buur Saalum donc dëkk yëpp ku ci ne bala nga ko doon sànc da ngay dem ci buur Saalum mu jox la li nga xam ne moom mooy tegtal nga mun koo sànc ñun nag suñu gox bi fii ci Lageem la bokk parce que dafa amoon lu ñoo ay province Lageem ci boppam kii la woon te Ndofane nag moom mooy capital li nga xam ne moom mooy Lageem ki fi njëkk a nekk borom dëkk nag comme ni ma ko waxee mooy góor gi Kucay Thiaw xal na yàlla yokk leeram. Ndofane nag booloo bokk ndey ak bàyyi la ñu bëri xamee askan wile. waaw xam nga loolu moom maanaam comme Sénégal ni mu mel la rek Sénégal réewu teraanga la teraanga bi moom foo dem fekk ko fa ba tax na dëkk bi biñ ko sancee ah comme ni ma ko waxee xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu ñeneen ñëw nañ fekk si leen am na ku ko wax sànq lim na ñooñu ñëpp te ñooñu nag ñu ngi dëkk ci jàmm tey séeréer am na fi jabari pël pël am na fi jabaru séeréer sëy nañ fekk bambara sëy nañ fekk njaago fii daal fi mu ne nii mën nañ ne dëkk bu mag la xam nga nag dëkk boo xam ne ba muy sanc xëy na ñaar wala ñetti kër la woon léegi mu dem ba lu mot ñeent fukki junne nit à peu près dëkk fii wala ñaar fukki junne diggante boobu parce que recensement yi ba léegi day des leeraay bi kon mën nañ ne dëkk bu mag la dëkk na bu demee ba toll noonu maanaam mbiru yooyu du fi amati. lu jëm ci wàllu assainissement doon lu manqué bu baax ci gox bi ak ay yoon yoo xamante ni daanaka dara baaxut ci. ñun fu ñu dëkk sancaan lañ yoon yaa ngi taa ndox maa ngi partout maire sakk na ba sonn foofu it bëgg nañ ci ndimbal ku ñu jàppale ci pour ñu mën a sakkal ñu place yi nga xam ne day taa ndox mbedd yëpp bu tawee Ndofane doo am foo jaar ci wàllu ndox mi kooku moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñaan ku ñu jàppale pour ñu sakkal ñu place yi nga xam ne day taa. yoon bi am nañ jafe-jafe tuuti ci yoon bi ndax fii boo duggee ci biir dëkk bi tey doo jàll boo génnee fii yenu marché am na fi kàmb yoo xam ne dañ ko war a sëkk nga jógee marché route bi jëm Nioro am na fi kàmb yoo xam ne dañ ko war a sëkk nga bàyyi ko ci route bi jëm Nioro jëm ci daara ji fi daara ji nga xam ne fi la ndongo yi di jógee di dem di yalwaani ci biir dëkk bi foofu dañ ko war a sëkk te sëkk bi doole la moom sëkk na fi indi na fi ay oto ñu sëkk waaye dëkk bi moo bari ndox
indi na fi ay benn yoo xam ne dañ doon sëkk tali raara bi jógee kër Sutura jëm si biir dëkk Ndofane maire moo ko sëkk raara bi jógee kër dëkk bi Tanda jëm si Ndofane foofu hôpital boobu bu nawet jotaan kenn daana fa mën a fajoo ji ndeg ndox mi. tey boo rombee tooñuma waa Kaolack mais dama fa romb keroog filmé tollu yoo jóge Gossas filmé entrée Kaolack ni mu mel moom ñaanuma yàlla Ndofane mel noonu waaw parce que nag kër yëpp a ngi ci biir ndox mi bon ñun yàlla def na suñu dëkk xëy na bu tawee ndox mi dina bari mais boo xëyee rek gis na ndox mi yëpp dem na kon waaye terewul nag am na mbedd yoo xam ne boo demee fekk ndox mi mu ngi taa loolu nag il faut mu am solution alors solution bi yaakaar naa ne président de la république am na lu mu taxawal lu tudd PUDC programme d'urgence de développement communautaire PUDC boobu am na loo xam ne prévoir nañ ko fii ci suñu dëkk bi di Ndofane ñëw nañ fi ñu ànd ak ñoom ñu natt ay yoon ne dinañ fi def ay tali parce que tali yooyu lenn li muy tax lu tax mu baax mooy buñ koy def yaakaar naa dina mën a am ay trottoir kon nit ñi même bu tawee dina am fuñ jaar. ci Ndofane ndox ak courant matewul ci quartier yëpp askan wa cay yuuxu wàllu donte ni seenug maire ma nga cay def la mu mën. ñàkk nañ ndox manqué nañ courant mais maire mu ngi góorgóorlu bu baax fan yii rek la ma jox borne fontaine boo xam ne ñu ngi ko samp fale ci périphérie bi fale wax dëgg côté boobu am nañ satisfaction bu baax a baax. dëkk bi manqué nañ ndox manqué na fi courant bi manqué na fi trop ndax tey boo dee si da nga am sa malade mu tëdd hôpital ñàkk courant métti na fa bu dee ku feebar la nekk sa biir kër courant amul métti na fa. ñun daal suñ koñ moom féppay metti moom ci wàllu courant moom amuñ ci dara tey ji li may wax ni su ma sañoon su ma toogee ma seetaan ko ma xam li ma wax neex na wala neexul mais duma ko seetaan keneen a koy seetaan man duma ko seetaan ku amut courant nooy amee télé ah su ma gisee lampe sax guddi damay tiit ndax duma xam lan la bon nag nañu dimbale ci courant bi ñëw saawaan baawaan tali yi ñëw ndax Ndofane nekkatul léegi dëkk bu ndaw dëkk bu mag la foo dem ñu ngi koy dégg. suñu jafe-jafe majeur daal pour l'instant fi mu nekk nii mooy suñu coupure yi courant yi bokk na ci li ñuy xam ne nii moo ñu gën a sonal mais n'empêche nag suñu maire mi ngi ci dox ay jéego yu bëri. man koñ bi ma dëkk moom man awma courant man moom suma koñ courant nekku fa. ma bugg nag ñu dimbale ñu ci courant ndax heure bi daaw benn jigéen bu doon sëyi foofu kii moo ko màtt nuñ koy waxati affaire boobu ne till moo ko màtt bu mu bàyyi sëyam dem ñibbi xam nga ne loolu metti na. donc vraiment courant bi moom defe naa ni côté boobu am na loo xam ne dinañ ko def ci fan yi rek donc fi mu ne nii entrepreneur bi la ñuy xaar ci wàllu ndox am na réseau boo xam ne def nañ ko ñaari réseau d'ailleurs benn bi commencé na. ba am na ñu wax sànq ne am nañ ay borne fontaine ci seen quartier li ci des mooy ñoom ñoo war a am moyen wala branchement sociaux bu amee pour ñu mën a dugal ndox mi seen kër mais am na beneen réseau boo xam ne def nañ ko boo xam ni li ci des mooy raccordement conseil municipal bi nag def na délibération depuis le 10 juin bon tey ñu ngi xaaraat sous-préfet mu signé ko parce que tey ñu ngi le 6 août yaakaar nañ ne xam naa fan yii dina délibération bi dinañ ko signé pour que ñu mën a jël xaalis bi mën ci def raccordement bi au réseau de la SDE bu ñu ko defee rek léegi nga gis quartier yu bëri nañ am ndox parce que 3 kilomètres la. mbalit mi tam doon na lu sonal askanu Ndofane. baax na aussi ñu xalaat gën a jox moyen li nga xam ne mooy collectivité locale yi bon xam nga Sénégal moom benn réew la ñun ñëpp a ci am droit tey boo demee Dakar yaa ngi gis gars yi ñu ngi sol seeni t-shirt di nettoyer. waaw mais ñun waa Ndofane aussi bëgg nañ ay nit sol ay t-shirt ñëw fii di nettoyer loolu aussi lu am solo la ba tax na ñu yaakaar ne ressources yi maanaam war nañ ko gën a décentraliser ba nga xam ne day ñëw fii ci collectivités locales yi parce que ñun xam nañ li ñu bëgg ñun ko élus locaux yi bu Ndofane ak bu Thiaré wala bu Dingiraay wala feneen ak feneen bu Toubacouta wala feneen ñun ñëpp ku ci ne da nga am élu yoo xam ne population leen wóolu teg leen
kon élus yooyu war nañ mën a teg ci seen loxo ay ressources ñoom ñu xalaat naka lañ war a defalee seen dëkk loolu mooy tax ndóol bi wàññeeku. fii bokk na ci li ñuy gën a yëngatu lu jëm ci wàllu mbay moomay nga xam ne nag tey jii ñoom am nañuy jafe-jafe ngir di ko mën a def ndax ñàkkum ndox mu ñu roosee. mooy affaire ndox mi ci teen bi pour lu génnee ndox mi daal ma di ko arrosé loolu mooy suma jafe-jafe mbaam laay ut di ko rootee di arrosé. mbay moomu nag ñu ca yëngatu ànd ci ak ay partenaires yoo xamante ni jamono ji ñi ngi leen di defal ay ferme agricole ndaw ya di ca yëngu di ci bay seen waar bu baax. waaw ferme agricole moom taxawaay bi ni ñuy def dañuy gërëm d'abord le président de la république moom moo xam ne moo initié ba mu faloo depuis 2012 moom moo initié def la terre un nouveau business def ko pour jeunesse yi am liggéey parce que jeunesse yëpp mënuñoo liggéey dans l'administration wala ñuy liggéey dans le privé mu am initiative créer des fermes agricoles yoo xam ne c'est des fermes modernes am na forage am na bâtiment technico-administratif am na loko forage boo xam ne système goutte à goutte la da ngay tëjëf kii bi forage bi ba temps bi jot nga arrosé bay liggéey bi méttiwul ñu ngi ko ciy gërëm di gërëm BAD aussi moom mu ko financé mais di gërëm aussi PAPES ak ANIDA ñoo xam ne ñoom ñooy maître d'ouvrage ñoom ñooy def liggéey bi di gërëm encore une fois le maire de Ndofane parce que moom affaire bi métti woon na trop mu def fexe ba projet bi ñëw parce que projet bi njëkk na ñëw mu am bruit ci affaire tool parce que dafa am ñoo xam ne duñ comprendre ne suuf domaine état la état moo ko moom bu ko soxlaa day jël mais dafa am ñoo xam ne tamit dañuy yàq léegi maire fexe na ba affaire bi am Ndofane fii ci ferme bi côté stade di gërëm maire di gërëm aussi population yi nga xam ne ñoom seede nañ leur terre parce que xam nañ dégagé nañ intérêt personnel indi intérêt commun parce que ñoom bu leen neexoon noom it ñu ne suñuy tool la indi si coow boo xam ba projet bi dem. Ndofane am na lu ñu bari bëgg te amuñu ko mooy ferme agricole boo xam ne nguur gi te président de la république jiite ko ñoom ñoo def benn programme boo xam ne ñi ko jiite mooy PAPEJ moo tudd programme d'appui pour l'emploi des jeunes et des femmes maanaam dañu taxawal benn kuréel goo xam ne dañu am ay xalaat yu ñu teg pour que ndaw yi ak jigéen ñi mën a liggéey ci loolu ñu indi fi ferme agricole boo xam ne waa ANIDA ñoo leen ci jàppale pour ñu mun ko defar suñ bos nag presque maanaam ëpp na 100 millions valeur bi mais tabax nañ ko clôturer ko ak ay grillage defar forage xam nga foo xam ne dara amu fa woon nawet rek nga fa mënoon bay léegi ñu defal la fa forage may la ko xam nga ne loolu moom lu rëy la def fa aussi ay bâtiment yoo xam ne ñiy liggéey fa la ñu nekk di traiter seen yi nga xam ne moom mooy produit yi nga xam ne moom la ñuy béyee loolu def nañ ko ci Ndofane ci fukki hectares bon conseil municipal sa fukki hectares ak ñaar la délibéré mais pour le moment dañoo jël fukki hectares pour def fa tool bi ñaari hectares yi dañu bind pour que ñu defal ñu fa li nga xam ne moom mooy pisciculture parce que dañ bëgg aussi tool bi ànd ak tool yi jën maanaam bu ñu béyee fii soble béy fii batañ saak yu neex yooyu ñu mën a jàll ci ginnaaw aussi jigéen ñi dem jënd indi jën comme ça Ndofane du ñu ñàkk jën parce que nag comme amuñu géej bi 30 kilomètres la nekk soxla nañ aussi espace boo xam ne fa la ñuy nappee jën kon mën naa ne projet intégré boobu mu ngi ci yoon. ferme bi nag dañ ciy wax suñu doléance comme télé taxaw na foo leen ci profité ci wax ci parce que dafa yéex liggéey bi dafa yéex mois de mars leen waxoon lay pare ñu ñëw ba mois de mars ñu def sélection bi wax 36 personnes parce que ferme bi am na 36 personnes naa ko souligner 18 jigéen 18 góor ñu waxoon ñu mars lay démarrer ñu si bëri bàyyi seen activité ñëw toog ñu toog ba mois de début juillet ñu ñëw ñu def formation en entreprise gars yi nañu dina démarrer léegi ku waroon a bay 10 hectares comme ça baykat bu mel ni moom waroon a bay 5 hectares wàññi nga sa hectare ndax dangaa jël engagement ne da ngay bokk ci ferme bi te ferme boo ci bokkee am na liggéey yoo xam ne waroo koo def ñu wàññi loolu ba pare instant bi dara amut fa toog nañ ñu ñuy wax ay problème entrepreneur nangam sangam léegi nag am na labouré nañ ko ji nañ fa mais dañuy wax ne yéex na des na nag moto pompe bi war a doxal forage bi parce que bu ñu toogee ba neer wàcc boobu pour culture saison sèche la bu ñu ko defarul léegi ñu toog ba neer wàcc ñu toog di xaaraat dinañu accuser waat dootu retard. bokk na ci lu leen partenaires yooyu di dimbalee ab complexe boo xam ne sax nag daal dina taxaw. complexe bi pour l'instant nii am na ay salles yu bari yu ci tolloog 12 salles du ci mel ni salle multiservice bi moom fi mu nekk nii mi ngi fonctionner
gars yaa ngi ñëw di photocopier ak yooyu. mooy lancer appel jeunesse bi jeunesse Ndofane parce que tamit lii nii am na ñu bëri ñoo xamante commune yu bëri ñu ngi fi amuñu ko c'est rare nga dem ci commune boo dem fekk ñu def fa complexe bu mel nii di leen lancer appel que ñu ñëw ci complexe bi seen complexe la te tamit nekkul ne pour ñi jàng kese la. waaw complexe bi nag moom il faut ñu delloo njukkal président Ablaye Wade parce que moom moo ñu ko fi defaloon muy ñuy avancer ba tey muy doog a pare tey ñu war ko inaugurer kon complexe boobu ñuy waaj a inaugurer tey lu am solo la ci dëkk bi parce que am na directrice bi maa ngi koy déy léegi ne ko mais yow sa complexe bi da nga fàtte li fi am yëpp parce que am na bibliothèque communale boo xam ne xale yi lim leen di xëcc pour ñu ñëw na leen wax ne buñ ñëwee mën nañ fay lire façon lire bu nekk ngi fi defe naa bala ngeen di dem di ngeen ko mën a filmer aussi am na cyber ay ordinateur bon cyber bi à partir de lundi lay commencer normalement parce que lépp pare woon na dañ doon xaar ñu ubbi ko pour que ñu mën a ñëw démarrer li nga xam ne moom mooy cyber bi am na aussi gymnasium maa ngi fa dugg léegi di ngeen ko filmer léegi soxna yi nga xam ne nelaw rek lañ fi nekkee woon léegi nag non seulement président Macky Sall financé na leen mais bu ñu paree seen liggéey mën nañ am nañ fu ñu defee sport vélo yaa nga fa tapis yaa nga fa lépp a nga fa am na tatami aussi pour ñi nga xam ne dañuy def arts martiaux ah donc loolu yëpp am na fi ba pare mu am théâtre de verdure nag boo xam ne moom benn la ci région bi boo xam ne à peu près 500 places lay def am salle de conférence ultra moderne boo xam ne man dama bëgg waa structure yi nekk Dakar di ñëw Kaolack bu ñëwee nañ def fi réunion buñ paree 30 minutes la ñu dellu parce que salle yi am fii amul fenn amul Kaolack amul beneen dëkk. li ñu ko am bëriwul kon bu ñu ko amee ñun jeunesse Ndofane dañ ci war a profité wu waaw profité wu mooy ci lan mooy lan ñëw déplacé wu xool li fi am parce que tam ñun au début bi ñu commencé démarrer activités yi bees génnoon nañ dem ci école yi. génnoon nañ pour rencontrer jeunesse bi mais tamit ñoom dañuy xaw a am kii duñ ñëw ñu leen di wax rek que ñu ñëw bu ñu ñëwee fii bu ñu ñëwut duñu xam lu fi xew waaw bu ñu ñëwut duñu xam lu fi xew te et puis tamit damay waxaat ci côté paa yi def ay conférences yeeg yooyu parce que bu njëkk bi dañ doon wax naan complexe bi pour xumb kese la déedéet salle yi ñu fi am na ñu fi def ay conférences religieuses ñëpp ko mën a utiliser mag ndaw ñëpp ko mën a utiliser. jigéen ñi Ndofane di wax ne donte ni ñu ngi leen di jàppale ndànk-ndànk ñoom gis nañ ni googee jàppali waroon naa gën a màgg bu ko defee ñu gën a mën a wane la ñu mënee. dañoo toogoon rek xamuñu woon lenn tey mu ngi ñuy jàppale projet yaa ngi ñëw ndànk par ndànk mu ngi ñuy jàppale ñuy dem ci kaw di xam di def di dindi ndax tey ji man maa ngi nii tey maa ngi def financé nañu ma dama doon defar gerte. tey massa allah moo ñu booleeg partenaires yoo xam ne tey bu loo defar ci tigadege bi rek ñoom ñi nga ca kaw danañu ñëw waaye nag am nañ jafe-jafe boo xam ne pour nga ñu financé ñu financé ñu lu ñu doy lu ñu mën a jëndee produit bi loolu mooy suñ jafe-jafe ñun jigéen ñi. gën ñoo jàppale gi mooy yombal financement yi li des ñu gaawal ko ca yokk. ndax lépp lu ñu joxoon ñu ngi ko nii di ko liggéeyee waaw jënd ay engrais jënd ay jiwu jënd yi ñuy def ci tool yi daal ba nga xam ne sa xaalis jeex na da ngay toog di xaar deuxième financement pour nga mën a def leneen yokk sa tool ndax lépp lu ñu joxoon rek def ne ki utiliser nañ ko ba utaal leneen di ko ci def. ci lu jëm ci wàllu njàng mi bëgg nañ fa ab lycée moderne waaye nag lu jëm ci école primaire yi ñoom juróom ñi ngi fi juróom yoo xamante ni jamono ji ñi ngi dox ca na mu waree. ndax tey boo demee tey ci école yi na mu meloon démb mel ko tey bokkul dafa am loo xam ne mu ngi koy def te bokkul ci compétence mairie. éducation ndax éducation am na domaine yoo xam ne compétence su maire la mais am na loo xam ne du compétence su maire comme nouveau lycée Ndofane instant yi dépassé na fu muy yore lycée boo xam ne ancien CM la bañuy confronté boo demee tey si lycée ba da nga gis ay sàkket leen fa mbaar def fa ay sàkket ay kii nii ak résultat yu ñu am au bac. ñun war nañu depuis 2012 depuis 2006 bañ nekkee lycée ba pare ba léegi résultats yu baax leen am au niveau national kon nag état ministère de l' éducation maa ngi ciy prévision di leen woo ñu ñëw jàpp ñu am lycée moderne ndax éducation bi gën a jëm kanam mais école primaire yi moom macha allah dox na. waaw maanaam Ndofane moom
am na lycée public laa wax ci public parce que am na ay école privée am na benn lycée boo xam ne am na à peu près 2100 élèves maanaam ñaari junne ak téeméer loolu bari na macha allah parce que Ndofane am na ko wax sax dëkk bu mag la dëkk bu am cosaan école bi fi njëkk a am ñu ngi ko sos 1947 donc am na cadre yu bari yoo xam ne ñu ngi ci Sénégal fii lañ jàngee école primaire parce que temps yooyu école yombul 1947 alors lycée bi aussi nekkoon benn collège boo xam ne dañoo tëb rek def ko lycée parce que demoon nañ ba dëkk bi màgg ñu xam ne mënatuñ ñëpp di génn di dem parce que ñi fi am entrée en sixième boo amee 5 écoles primaires am ay écoles privées bon ñoo ñëpp mënoo leen a jël yóbbu leen ci biti. kaaraange doon lu manqué nag fii ci Ndofane oto bu ñuul ba ñu doon jooy ca Uruur mu mel ni kon mu egsi na ba ci Ndofane ne saa su ne ñuy gis ay kaawu agression ba tax ñu bëgg ñu defal leen fa ab brigade. foo ko natt rek romb na fa ndax Ndofane su ma yeboo ne daanaka ñun dara amuñu ko ci coono rek ci lañ ne coono rek ci lañ ne muy góor muy jigéen li ñu gën a jaaxal nag te gën ñuy sonal. mooy brigade bi nga xam ne amuñu ko boobu moom suñ jafe-jafe dëgg la. barke Dembo sama quartier am na ci benn agresseur bu yegg si ci jamono juma booba population yëpp ñu ngi ci juma yi waa ja ñëw fekk ndaw saa ngi soxna naa ngi añ ak bu jam mu yegg si laaj ko xaalis mu ne ko awma mu gor ko ay jaasi ba ndaw sam nga hôpital kon population yi réagir ne brigade te brigade. maire a ngi ciy daw ba son maire a ngi ciy daw depuis bu mu nekkee maire ba léegi mu ngi utal brigade boo def na fi boo defar fi place boo xam ne am na équipe yoo xam ne ñu ngi ñëw mais mën nañu wax ne équipe yooyu sax daanaka rarement la ñuy ñëw. du dugg fii jaxase nañ dëkk bi complètement guddi bëccëg léegi 2 heures dem lañu agressé ndaw si kon nag wax dëgg yàlla bu ñu état dimbale woon ci brigade wax dëgg yàlla dina baax. li gën a doon jafe-jafe Ndofane ak soxlaam fi mu ne mooy brigade bi moom la ndaw si wax ki suma jigéen bi wax léegi nelawatuñu mënatuñoo tëdd ak suñu jabar yi mënatuñoo def dara fi mu ne nii foo kii ñu ay wéyi ñëw jël si pistolet olime la bëgg laa rey jël la nga am soo waxee mu rey la dem yoonam te loolu yëpp li ko ñàkk mooy sécurité bi. le doyen Ardo Diom wax na ko bërki démb rek digg bëccëg 2 heures ñuy julli tusubaar nit ñëpp julli tusubaar am ko introduire encore une fois benn boy benn jeune d'après les faits ñu ne dafa ñëw demander la femme xaalis joxul ko mu jam ko paaka gaañ ko ba actuellement femme bi mu ngi ci dans un état d'urgence mu ngi hôpital Kaolack xam nga loolu métti na. ñun tey amuñu jafe-jafe espace ñun déjà am nañ benn site boo xam ne def nañ ko poste gendarmerie am na ay temps ay gendarme yu fay monter ñaar mais xam nga dëkk bu toll nii moom loolu doyu fa. loolu moo tax population yi di wax brigade parce que nag li fi mujj fan yi passé lu doy waar la Sénégal yëpp dégg ko ay samba boy fekk nit këram indi fetel occupé koñ ba yëpp kenn ñemewul a génn ñu gaañ ay yaayam gaañ ay jabaram chauffeur am defe naa ne loolu rafetul ci réew. ci wàllu infrastructure nag ba léegi foofee ca Ndofane gis nañ ni askan wa bëgg nañu seen stade ba fa ne ñu daal di leen ci defal tribune donte ne jamono ji nekkul priorité ci mairie bi. sport domaine compétence su maire la mais am na si loo xam ne budget Ndofane attanu ko mooy comme lu mel ni stade dañuy demander ministère des sports à travers ses services ñu jàppale ñu am tribune parce que comme nu ko ndaw si waxee sànq Ndofane nekkatul dëkk bu ndaw boo xam ne nawetaan day jot ñu dem taxaw wër barrières yi xeexoo xuloo wala loo xam ne mu indi plus de insécurité bu ñu amoon tribune boo xam ne danañ fa mun a def di manifester di football guddi di football ngoon parce que luy gën a tardé suñu nawetaani loolu si la bokk. waaw loolu yoon la ñuy laaj tribune loolu waañ mais man de bu ma amoon xaalis tey courant ak ndox laa koy defee waaw parce que nag population yi ñun ñëpp a yem am na ñoo xam ne seen kër ñu ngi am courant am ñoo xam ne ñu ngi am ndox xanaa ñu ngi ñaan yàlla nag ñu may ñu am xaalis bu bari pour mën a def yëpp en même temps mais tey ñun vraiment loolu mooy suñu priorité. mooy dëkk bi yëpp am courant am ndox su ñu amee yeneen ressource nag stade bi vraiment war nañ ko defar effectivement mu am tribune. muy ay jafe-jafe yoo xamante ni nag askanu Ndofane ñu ngi koy dund waaye yenn saay muy oyof loolu ci ñoom ndaxte kat nee ñu seen maire taxawu na leen ni mu leen war a taxawoo dafa fekk ni kay dooleem moo mateewul saafaraak seen i jafe-jafe yëpp. jàmbaar la lool
waaye gouvernement bi dimbalewu ko pour mu jàppalewu ko pour mu defar Ndofane. ndax fii jigéenu Ndofane dañ doon dem di ñëw yàlla jox ñu maire boo xam ne maire bu bëgg dëkkam la muy monsieur le maire Mame Samba Ndiaye. ñun jigéenu Ndofane nag wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax ñoo ngi sant yàlla di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yàlla dafa def ñu am suñu monsieur le maire bu baax Mame Samba Ndiaye mu jàppale jigéenu Ndofane yi ci lu bëri jigéen ñi daf leen a jàppale ci lu bëree bëri ndax Olof Ndiaye dafa wax ne nit ki ba suba bu jot nga xëy may ko nee na loolu baaxut demal jàngal ko ne mi nappee soo liggéey su la gisul dem nappi moom loolu la ñuy defal. billaay wallaay tallaay ku baax la ku wóolu nit la yal na ko yàlla wóolu ba jox ko ndomb bu yëpp bi mu amee nii dégg nga ngeen jàppale ñu nag ci moom mu mën a jàppale moom it dëkk bi. li xew fii yëpp man depuis 65 ba léegi maa ngi fi li fi xew yëpp ak maire yi fi jaar yëpp suma kanam la waaye Mame Samba Ndiaye lim fi def kenn defu ko fi la preuve année que mi ngi nii complexe bi mosuñu koo am Kaolack bëgg na ko am te mënu ko am lépp moom muy def ci mën-mënam ak doolem ñu bëgg nag fi mu ne gouvernement bi jàppale ko. 60 000 habitants mooy loolu 60 000 habitants ñoom ñoo fi yeewoo kon bu boobaa moom mii bu naree taxaw ci seen kanam te amul doole amul ku ko jàppale du sotti ñu bëgg nag ñun waa Ndofane ni ñu toppee ci ginnaawam na Macky Sall gis loolu topp ci ginnaawam dimbale ko jàppale ko Ndofane am doole moom mu am doole. bala nga wax ne diw na def lii yow ci sa bopp njëkkeel fa nga dëkk njëkkeel ca gox ba boo dee ndaw bind yomb na de xaste yomb na wax yomb na mais jëlal la gën a jafe mooy nga ne man damay dugg sama koñ inondation am na man lan moo ci solution wala ñax am na ca koñ ba lan moo ci solution war na ñoo mën a génn béy ko wala stade ba am na ñax war nañ cee football war nañ ko mën a nettoyer donc dama ne na jeunes yi ñëw participer ci li nga xam ne moom mooy son développement gox loolu mooy tax seen gox jëm kanam loolu mooy tax Sénégal jëm kanam. mbokki xarit ñu seetaan mu doonoon kon seen émission sama gox mon quartier fii ci commune bu Ndofane ci région bu Kaolack di jaajëfal bu baax Ababacar Sadikh Diouf ci wàllu caméra bi niki noonu Fodé Wagué ci montage bi Sen TV di leen dig daje ci beneen gox dama ci xool askan wa nañu toogee la leen neex ak la leen naqari ca fa ñuy dund. defuloo fi lu ñaaw lu ñu lay xoole ndey waxuloo fi lu ñaaw lu ñu lay xoole fu ma yendu doo fa ñaawoo borom Sen TV es bi mooy seen naa la bi mooy dama lay moytul lu ñaaw en bi doo fi ñaawoo defuloo fi lu ñaaw lu ñu lay xoole ndey waxuloo fi lu ñaaw lu lay xoole defal ba def jotee ndey mbaa nga wax ba wax jotee daal koy dund force amour may nga ma imaamul akbar Cissé mooy imaam waay ndey fu ma yendu dafa ñaawoo waaye Samba Ndiaye Sen TV dañ leen a séentu fu baax ngeen di def lu baax defu leen fi lu ñaaw lu ñu lay xoole ndey yaa di ma caatum nen kenn du ca fotte doo xoti boli daaloo sama gox 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 mon quartier sama goxam Tanda jëm si Ndofane foofu hôpital la hôpital boobu bu nawet jotaan kenn daana fa mën a fajoo ji ndeg ndox mi. tey boo rombee tooñu ma waa Kaolack mais dama fa romb keroog filmé tollu yoo jóge Gossas filmé entrée Kaolack ni mu mel moom ñaanuma yàlla Ndofane mel noonu waaw parce que nag kër yëpp a ngi ci biir ndox mi bon ñun yàlla def na suñu dëkk xëy na bu tawee ndox mi dina bari mais boo xëyee rek gis na ndox mi yëpp dem na kon waaye terewul nag am na mbedd yoo xam ne boo demee fekk ndox mi mu ngi taa loolu nag il faut mu am solution alors solution bi yaakaar naa ne président de la république am na lu mu taxawal lu tudd PUDC programme d'urgence de développement communautaire PUDC boobu am na loo xam ne
prévoir nañ ko fii ci suñu dëkk bi di Ndofane ñëw nañ fi ñu ànd ak ñoom ñu natt ay yoon ne dinañ fi def ay tali parce que tali yooyu lenn li muy tax lu tax mu baax mooy buñ koy def yaakaar naa dina mën a am ay trottoir kon nit ñi même bu tawee dina am fuñ jaar. ci Ndofane ndox ak courant matewul ci quartier yëpp askan wa cay yuuxu wàllu donte ni seenuk maire ma nga cay def la mu mën. ñàkk nañ ndox manqué nañ courant mais maire mu ngi góorgóorlu bu baax fan yii rek la ma jox borne fontaine boo xam ne ñu ngi ko samp fële ci périphérie bi fële wax dëgg côté boobu am nañ satisfaction bu baax a baax a baax. dëkk bi manqué nañ ndox manqué na fi courant bi manqué na fi trop ndax tey boo dee si da nga am sa malade mu tëdd hôpital ñàkk courant métti na fa bu dee ku feebar la nekk sa biir kër courant amul métti na fa. ñun daal suñ koñ moom féppay metti moom ci wàllu courant moom amuñ ci dara tey ji li may wax ni su ma sañoon su ma toogee ma seetaan ko ma xam li ma wax neex na wala neexul mais duma ko seetaan keneen a koy seetaan man duma ko seetaan ku amut courant nooy amee télé su ma gisee lampe sax guddi damay tiit ndax duma xam lan la bon nag nañu dimbale ci courant bi ñëw saawaan baawaan tali yi ñëw ndax Ndofane nekkatul léegi dëkk bu ndaw dëkk bu mag la foo dem ñu ngi koy dégg. suñu jafe-jafe majeur daal pour l'instant fi mu nekk nii mooy. ci Laguem la bokk parce que dafa amoon lu ñëw ay province Laguem ci boppam kii la woon te Ndofane nag moom mooy capitale li nga xam ne moom mooy Laguem ki fi njëkk a nekk borom dëkk nag comme ni ma ko waxee mooy góor gi ku cay cob xel na yàlla yokk leeram. Ndofane nag booloo bokku ndey ak bàyyi la ñu bëri xamee askan wile. waaw xam nga loolu moom. maanaam comme Sénégal ni mu mel la rek Sénégal réewu teranga la teranga bi moom foo dem fekk ko fa ba tax na dëkk bi biñ ko sancee comme ni ma ko waxee xeet yi nga xam ne ñoo fi jiitu ñeneen ñëw nañ fekk si leen am na ku ko wax sànq lim na ñooñ ñëpp te ñooñu nag ñu ngi dëkk ci jàmm tey séeréer am na fi jabari pël am na fi jabaru séeréer sëy nañ fekk bambara sëy nañ fekk njaagu fii daal fi mu ne nii mën nañ ne dëkk bu mag la xam nga nag dëkk boo xam ne ba muy sanc xëy na ñaar wala ñetti kër la woon léegi mu dem ba lu mot ñeent fukki junne nit à peu près dëkk fii wala ñaar fukki junne diggante boobu parce que recensement yi ba léegi day des leeraay bi kon mën nañ ne dëkk bu mag la dëkk na bu demee ba toll noonu maanaam mbiru yooyu du fi amati. lu jëm ci wàllu assainissement doon lu manqué bu baax ci gox bi ak ay yoon yoo xamante ni daanaka dara baaxut ci. ñun fu ñu dëkk sancaan lañ. yoon yaa ngi taa ndox maa ngi partout maire sakk na ba sonn foofu it bëgg nañ ci ndimbal ku ñu jàppale ci pour ñu mën a sakkal ñu place yi nga xam ne day taa ndox mbedd yépp bu tawee Ndofane doo am foo jaar ci wàllu ndox mi kooku moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy ñaan ku ñu jàppale pour ñu sakkal ñu place yi nga xam ne day taa. yoon bi am nañ jafe-jafe tuuti ci yoon bi ndax fii boo duggee ci biir dëkk bi tey doo jàll. boo génnee fii yenu marché am na fi kàmb yoo xam ne dañ ko war a sëkk nga jógee marché route bi jëm Nioro am na fi kàmb yoo xam ne dañ ko war a sëkk nga bàyyi ko ci route bi jëm Nioro jëm ci daara ji fi daara ji nga xam ne fi la ndongo yi di jógee di dem di yalwaani ci biir dëkk bi foofu dañ ko war a sëkk te sëkk bi doole la moom sëkk na fi indi na fi ay oto ñu sëkk waaye dëkk bi moo bari ndox indi na fi ay benn yoo xam ne dañ doon sëkk tali raara bi jógee kër Sutura jëm si biir dëkk Ndofane maire moo ko sëkk raara bi jógee kër dëkk bi Tanda ànd ci ak ay partenaires yoo xamante ni jamono ji ñi ngi leen di defal ay ferme agricole ndaw ya di ca yëngu di ci bay seen waar bu baax. waaw ferme agricole moom taxawaay bi ni ñuy def dañuy gërëm d'abord le président de la république moom moo nga xam ne moo initié ba mu faloo depuis 2012 moom moo initié def la terre un nouveau business def ko pour jeunesse yi am liggéey parce que jeunesse yëpp mënuñoo liggéey dans l'administration wala ñuy liggéey dans le privé mu am initiative créer des fermes agricoles yoo xam ne c'est des fermes modernes am na forage am na bâtiment technico-administratif. am na loko forage boo xam système goutte à goutte la da ngay tëjji kii bi forage bi ba temps bi jot nga arrosé bay liggéey bi méttiwul
ñu ngi ko ciy gërëm di gërëm BAD aussi moom mu ko financé mais di gërëm aussi PAPES ak ANIDA ñoo xam ne ñoom ñooy maître d'ouvrage ñoom ñoo ko ñoom ñooy def liggéey bi di gërëm encore une fois le maire de Ndofane parce que moom affaire bi métti woon na trop mu def fexe ba projet bi ñëw parce que projet bi njëkk na ñëw mu am bruit ci affaire tool parce que dafa am ñoo xam ne duñ comprendre ne suuf domaine état la état moo ko moom bu ko soxlaa day jël mais dafa am ñoo xam ne tamit dañuy yàq léegi maire fexe na ba affaire bi am Ndofane fii ci ferme bi côté stade di gërëm maire di gërëm aussi population yi nga xam ne ñoom seede nañ leur terre parce que xam nañ dégagé nañ intérêt personnel indi intérêt commun parce que ñoom bu leen neexoon noom it ñu ne suñuy tool la indi si coow boo xam ne ba projet bi dem. Ndofane am na lu ñu bari bëgg te amuñu ko mooy ferme agricole boo xam ne nguur gi te président de la république jiite ko ñoom ñoo def benn programme boo xam ne ñi ko jiite mooy PAPEJ moo tudd programme d'appui pour l'emploi des jeunes et des femmes maanaam dañu taxawal benn kuréel goo xam ne dañu am ay xalaat yu ñuy teg pour que ndaw yi ak jigéen ñi mën a liggéey ci loolu ñu indi fi ferme agricole boo xam ne waa ANIDA ñoo leen ci jàppale pour ñu mun ko defar suñ bos nag presque maanaam ëpp na 100 millions valeur bi mais tabax nañ ko clôturer ko ak ay grillage defar forage xam nga foo xam ne dara amu fa woon nawet rek nga fa mënoon bay léegi ñu defal la fa forage may la ko xam nga ne loolu moom lu rëy la def fa aussi ay bâtiment yoo xam ne ñiy liggéey fa la ñuy nekk di traiter seen yi nga xam ne moom mooy produit yi nga xam ne moom la ñuy béyee loolu def nañ ko ci Ndofane ci fukki hectares bon conseil municipal sa fukki hectares ak ñaar la délibéré mais pour le moment dañoo jël fukki hectares pour def fa tool bi ñaari hectares. ñu coupure yi courant yi bokk na ci li ñuy xam ne nii moo ñu gën a sonal mais n'empêche nag suñu maire mi ngi ci dox ay jéego yu bari. man koñ bi ma dëkk moom man awma courant man moom suma koñ courant nekku fa ma bugg nag ñu dimbale ñu ci courant ndax heure bi daaw benn jigéen bu doon sëyi foofu kii moo ko màtt nuñ koy waxati affaire boobu ne till moo ko matt bu mu bàyyi sëyam dem ñibbi xam nga ne loolu metti na. donc vraiment courant bi moom defe naa ni côté boobu am na loo xam ne dinañ ko def ci fan yi rek donc fi mu ne nii entrepreneur bi la ñuy xaar ci wàllu ndox am na réseau boo xam ne def nañ ko ñaari réseau d'ailleurs benn bi commencé na ba am na ñu wax sànq ne am nañ ay borne fontaine ci seen quartier li ci des mooy ñoom ñoo war a am moyen wala branchement sociaux bu amee pour ñu mën a dugal ndox mi seen kër mais am na beneen réseau boo xam ne def nañ ko. boo xam ni li ci des mooy raccordement conseil municipal bi nag def na délibération depuis le 10 juin bon tey ñu ngi xaaraat sous-préfet mu signé ko parce que tey ñu ngi le 6 août yaakaar nañ ne xam naa fan yii dina délibération bi dinañ ko signé pour que ñu mën a jël xaalis bi mën ci def raccordement bi au réseau de la SDE bu ñu ko defee rek léegi nga gis quartier yu bëri nañ am ndox parce que 3 kilomètres la. mbalit mi tam doon na lu sonal askanu Ndofane. baax na aussi ñu xalaat gën a jox moyen li nga xam ne mooy collectivités locales yi bon xam nga Sénégal moom benn réew la ñun ñëpp a ci am droit tey boo demee Dakar yaa ngi gis gars yi ñu ngi sol seeni t-shirt di nettoyer waaw mais ñun waa Ndofane aussi bëgg nañ ay nit sol ay t-shirt ñëw fii di nettoyer loolu aussi lu am solo la ba tax na ñu yaakaar ne ressources yi maanaam war nañ ko gën a décentraliser ba nga xam ne. day ñëw fii ci collectivités locales yi parce que ñun xam nañ li ñu bëgg ñun ko élus locaux yi bu Ndofane ak bu Thiaré wala bu Dingiraay wala feneen ak feneen bu Toubacouta wala feneen ñun ñëpp ku ci ne da nga am élus yoo xam ne population leen wolu teg leen kon élus yooyu war nañ mën a teg ci seen loxo ay ressources ñoom ñu xalaat naka la ñu war a defalee seen dëkk loolu mooy tax ndóol bi wàññeeku. fii bokk na ci li ñuy gën a yëngatu lu jëm ci wàllu mbay moomay nga xam ne nag tey jii ñoom am nañuy jafe-jafe ngir di ko mën a def ndax ñàkkum ndox mu ñu roosee. mooy affaire ndox mi ci teen bi pour lu génnee ndox mi daal ma di ko arrosé loolu mooy suma jafe-jafe mbaam laay ut di ko rootee di arrosé. mbay moomu nag ñu ca yëngatu. gox nag tey jii moo di commune bu Ndofane nekk fii ci région bu Kaolack fii nag ñu ñëw fi xool fi askan wi ana naka nañ fi toogee lan moo leen fi neex lan moo leen fi naqari lépp nar a leer ci biir seen émission sama gox mon quartier ci commune bu Ndofane région bu Kaolack. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox. sama gox.
sama gox mon quartier. sama gox sama gox sama gox mon quartier. sunu gox. sama gox sama gox sama gox li ma neex ak li ma naqari na may dundee ca diwaan ba. Ndofane dañoo yàq tur wi Ndofane tudd Ndofane Roofaan la tudd maanaam naataange dëkk bi ki ko tudd ak ni mu ko tuddee noonu dëkk bi naataange lañ ko mën a jàppe ndax dafay ñëw guddi ñu jox ko mu lekk jox ko mu naan kontaan ne fii de naat na naat boobu moom la ñuy wax Ndofane. xam nga histoire yi dëkk moom toujours dafa am ay wax yu bari yuñ ciy wax ñii naan lëlële ñii naan lëlële nee nañ pël ñee fi jiitu ñii naan séeréer yee fi jiitu man nag gëm naa ne ñun séeréer yi ñoo fi jiitu parce que adduna bi sax ñun ñoo fi jiitu ba tax na li ma bëgg a leeral mooy ki fi njëkk a nekk daal borom dëkk ñu xam ko mu leer parce que nee nañ famille Faye ak famille Thiaw ñoo sos dëkk bi ki fi njëkk a nekk borom dëkk daal moom góor gi Kucay Thiaw la moom moo fi njëkk a nekk borom dëkk xam nga nag bu njëkk ba moom maanaam dafa amoon Saalum am buur Saalum donc dëkk yëpp ku ci ne bala nga ko doon sanc da ngay dem ci buur Saalum mu jox la li nga xam ne moom mooy tegtal nga mun koo sanc ñun nag suñu gox bi fii